juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci yànd ak Makumba Bey. Sori Kaba kàddoom yu njëkk biñ ko wàcceeg léegi diggam ak président de la république Macky Sall ëllëgëm ci politique palam gu bees gi moom secrétaire général bu fédération africaine de cuir der ci biir xibaar yi ay leeral. G7 daje nañu ak Cheikh Kanté waaye taxut ñu dellu ginnaaw ci seen plan d'action bi ñu ñaawlu itam lu tax yeneen ministres yi bu ñu wootee ndaje yu ni mel rek duñu wuy ji. sàmm sa fare ca Sindia ak Ngekoox nee nañu ànduñ ci projet bi nga xam ni président de la république dogal na ko ñu daal di dog forêt ba ca Bandia war caa tabaxi kër ci programme 100 000 logements yi bu amee ñu ni jur ga dootul am fu ñu wëtt jëm. coronavirus laal na léegi juróom-ñetti fukk ak ñaari junniy nit ak juróom-ñetti téeméer faatu ci juróom fukki réew bokk ci Corée du Sud sénégalais ya fa nekk nag di dalal xel yi ni wax yi ñibbisi waxuñu ko. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram cour d'appel daan na Moustapha Diop mu fay ëmm seen ñaar fukki millions ak juróom-benn te dolli ko ñaari millions ndàmpaay ca làmbam jaag Modou Lo gan gi ci njeexitu xibaar yi Moussa Baldé ministre de l'agriculture ñuy fekk sunu envoyé spécial ca salon de l'agriculture ba ca Paris. tàmbali xibaar yi ak Louga benn waay boo xam ni yaram wi neexul moom nag moo fa faatu li ko waral dafa daanu ci ab teen bi mu daanoo ci teen bi nag ñëw nañ wàllu si waaye taxut mu sotti mi ngi amee nag ci village bu tudd Rite Diaw ci commune bu Ngijile moom nag amoon na lu toll ci fanweeri at ak ñaar yaramu naqar wi nag mi ngi ko dab ñetti at yi ñu génn ña doon sowe nag góorgóorlu nañ ba tàyyi waaye sottiwul. jàll ci yeneen xibaar ak waa Mbour éleveurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Sindia ak Ngekoox ñoom nee nañu 100 000 logements yi li ñu ci dagg ci seen lew wa nga xam ne moo nekk ca forêt ba ca Bandia ànduñ ci ndax buñ tabaxee foofee dina leen delloo ginnaaw bu baax a baax seen jur ga dootul am foo xamante ne nii fa lay mën a wëttee ji te loolu nag ñi ngi bëgg président de la république dellu ci ginnaaw ne ñoom duñ ko mën a nangu Abdourahmane Diallo ci seen conférence de presse. sàmmkat yu dëkkee ci commune Sindia ak Ngekoox mer bu futtu lañu daal di def ci kilifa yi ñoom sax ànduñu ci li ñu bëgg a tabax ay kër ci forêt Bandia bi. Amadou Sow mooy njiitu maison des éleveurs bu Sindia. problème mu 100 000 logements yi nga xam ni ñoom ñoo lëmbe réew mi ñu dégg ni dañ koy bëgg a installé fi nga xam ne ñun fi nga xam ne loolu rek la ñu dese tey ci biir forêt classée bi ci li nga xam ni foofu la ñu mën a wàññi suñu jur yi. li fa nar a am ñun mënuñu ci ànd ndax lan def ñu nar a lor. ndax lépp loo xam ne yow da lay xañ sa dund da la xañ la nga doon suturloo suñ ko indee bëgg ko teg ci sa kaw da nga koy bañ ba ngay dee. sàmmkat yooyu nag di xamle ni àll googu rek la ñu daal di am ngir yóbbu seeni jur gi li ni mel sax a tax ñuy ñaax kilifa yi ñu dellu ginnaaw ci dogal li ni mel. ñun nag comme que forêt classée la état moom mooy déclassé moom ci boppam ñun état la ñu amal affaire directement ndax dama jàpp ni bu dee ay logements sociaux état du jël doomu aadama di ko rey pour dundal doomu aadama ñun jàpp nañu état du def loolu. ndax tey ña fa nekk ñuy sàmm fi ñuy nokkee seen jur yi di fa yeewee ko état du jàkkaarloog mukk ñu leen fay jël amuñu feneen fu ñu jëm amuñu feneen fu ñuy def seen jur yi ngir def ay logements sociaux te diggante fii ba géej gi nekk àll boo xam ne àll yambalang na ak feneen ak feneen. sàmmkat yu nekkee commune Sindia ak Ngekoox di yokk tamit di ñaawlu carrière yi nga xam ni dañ ko jox waa cimenterie du Sahel ci fan yi néew sax fas yéene nañu amal ay yëngu-yëngal loolu rek ngir aar àllu Bandia bi. RFM Abdourahmane Diallo. jërëjëf Rahman dëkkuwaay boobu nag moo tax sax njiitu réew mi tey ak waa banque européenne d'investissement BEI daje woon doon wax urbanisation wu Afrique ndax jafe-jafe la nar a doon fii ak fanweeri at ñaari milliards la africains yi di doon te bu boobaa nag taax yi dina gën a yokk bu baax looloo tax ñu war koo waajal léegi jombul mooy li law ba laal waa Sindia yooyu président Macky Sall ca ndaje ma ci micro Koumba Sandiane Faye. en raison du boom démographique urbain. fii ak 2050 dëkk taax yi askan wi ci àdduna bi yëpp téeméer boo lim juróom-ñaar fukk ya foofa la ñuy yeewoo kon am na loo xamante ni war nañ koo def jëmale ko ci dëkkuwaay yooyule ba tax askan wi bu tolloo foofu dem bi ak dikk bi mën a yemb wàllum dem ci l'école wala bëgg a faju feebar wala it boo soxlaa ndox jot ceeg assainissement lépp mën a nekk kon jafe-jafe yooyule dañ ko war a teel a sóor gaaw ndaxte xam nañ ne fii ak 2050 rawatina fii ci Afrique ñaari milliards doomu aadama la ñu war a doon benn milliard ba di genn wàll gi ñoom ñu ngi dëkkee ci dëkk taax yile kon Afrique bu boobaa moom sax mooy ëppale ñu dëkkee ci ay dëkk taax ndaxte ñaari milliards doomu aadama yooyule fanweeri million kilomètre carré la ñu war a dëkkee ñoom ñëpp kon faw ñu liggéey ci loolu rawatina wàllum ni ñuy dëkkee ci espace bi ak it koppar yi fi ñu koy dugal ngir mën a sóoraale ëllëg lu war a war la.
kon jafe-jafe buñ jànkoonteel mu ngi juglu ci naka la ñuy def ba am koppar ngir mën a def li ñu bëgg rawatina it dëkkuwaay naka la ñuy def ba bu boobaa ku nekk di nga mën a dox sa soxla da doo yàqal sa morom. Il est préoccupant, mais il se trouve ailleurs. Salif Sow ci tekk gi ñu des ba tey ci wàllu dëkkuwaay bi ak ña dëkkee ca Jokkul ci mer nag moo xamante ne nii amee nañ ko tey ji rawatina ca village traditionnel ba nga xam ni moo nekk ca wetu Rufisque ndax 20 kilomètres ak ñett ci wàllu assainissement la ñu séddale foofee nag ñu ni ko waa ONAS defee ñaawlu nañ ko bu baax a baax ndax par làqu da cee am te Serigne Mbaye Thiam ba muy doon ministre moom moo lancé woon travaux yi nag Mansour Faye moom moo lancé woon travaux yi ñu ànd ci ak Abdou Diouf Diagne. amuñu ay duus amuñu dara bu ñu sangoo siy paan ba pare xale yi yenu tuuri. lii bokk na ci li nga xam ne moom moo tax askan wa yeewoo ca Jokkul daal di mer ñu ne mënuñoo nangu benn yoon lan moo tax seen gox boobe lee bokkul ci gox yi nga xam ne daal di nañ koy tànn ngir daal di fay amal ab réseau d'assainissement ñu ne de ñoom ñii ñaari centre yoo xam ne fa la ñuy yóbbu ndox mu bon ma ñoo leen séq. dafa am injustice boo xamante ne ni ONAS ak autorités yi teg nañ ñu ko te fasuñu ko yéenee nangu fi mu nekk ñi suñuy jigéen bu ñu fóotee dañuy yenu dem tuuri ji ko géej bu ñu tëddee ba guddi des fois dañu yee suñu waa kër ubbi foos yi di tànq si ay siwo di ko tuuri ji géej loolu nag lañ bëgg mu dak parce que dañ wax ne mënuñu séddale 23 kilomètres d'assainissement jël yëpp andil ñu ko ba pare te ne ñun kenn duñu si boole. ñu dajee ci penc ma nga xam ne moo nekk sa Jokkul Njaayeen askan wi nga xam ne dañoo jàpp ne dañu leen a beddi di xam la ne dinañu saboter projet bi nga xam ne moom la ñu duppee projet des 10 villes te jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénkoon wàllu assainissement Mansour Faye daal di ko fay amal. dëkk bi nag dañ jog gis nga lii sañcam maam la du sañcaan yu bees si lañ jël ay cité millionnaire yëpp connecté seen i déchets jaaral ko bi jog guney Jokkul yëpp dañ ne duñu génn xool leen Njaay maga fi ne guney dañ ne duñu génn parce que ñoom d'accord ñu si point de presse bi mais am nañ ay kilifa yi ne toog leen ñu wax si jàkka yi toog leen ba ñii régler problème bi ba pare moo tax tey ngeen di mag ñi ñu bëgg nag ñu régler ñu suñu problème buñ ko réglé wulee nga ONAS bi ba ñëwee ba Jokkul danoo fatta ONAS bi du jàll parce que suñu dëkk la jaar. beneen sàkkuteef boo xam ne askan wi fekk baax ci quartier cosaanu Lébu yi daal dinañu koy def moo ñu daal leen di tabaxal li nga xam ne mooy ab digue de protection ndax ñoom ñii ñu ne saa su nekk géej gi dafay màbb wuti seen biir kër yi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. xeet yu mel noonu nag ni mu bëree léegi ak jafe-jafe yi muy jural askan wi moo taxoon Afrikajom Center bu Alioune Tine jagleel ko am ndaje wàllu pollution ak avancée de la mer ngir waxtaane ko sàkk ci saafara Adja Mari Thiam. ngir aar li nga xam ne mooy alam wi fondateur Afrikajom Center Alioune Tine mi ngi koy tënk ci ñetti ponk. bu fekkee ne état dafa am foo xam ne daf fay defar mu baax dañ koy wax boo gisee climat bi di changer te muy feeñ ci ñun xam nga boo jëlee Afrique tey mooy continent boo xam ne moom moo gën a ñàkk a polluer maanaam environnement bi li nga xam ne mu ngi koy daj ci problème mu environnement lu méttee métti la mooy géej gi avancé jumtukaay yi soxla nañ ko beneen bi mooy suñu littoral bi maanaam suñu plage nga xam ne ñoo ko moom. jumtukaay mooy tax nga seetal réew loolu yëpp dañ ci war a bàyyi xel. sénégalais yi dañu war a dugal seen yoxo ci mbir mi bu ñu sukkandikoo ci Omar Ba représentant ministre urbanisme ak hygiène publique. c'est le lieu même de transaction par essence. bu ñu jàpp rek ne mbedd mi mbeddum buur la ba lu waaye neex rek def te waruñoo xelal nit ñi tamit ñuy doxalee lu ni mel ndax tamit dañoo war a sàmm li nga xam ne mooy espace public bi. c'est une chose qu'il faudra interroger. Idrissa Diaw teewal fi kuréel gii di USG jàpp na ni ngir xeex lépp lu jëm ci mbuus yeeg yi ni mel faw ñu dugal ci gox-goxaat yi. cellule de base zéro déchet ñi ngay composé nag mooy ñi nga xam ne dañ nekk ci quartier bi les groupements féminins yi nga xam ne dañuy def set setal ak ASC bi ak waa UCG ak conseil des quartiers dynamique boobu yëpp ku ci nekk am représentant pour ñu mën a constituer li ñuy wax cellule de base du zéro déchet donc gouvernance boobu moom bu amulee moom au sein du quartier du am une appropriation. ngir amal cet ci Ndakaaru ak yeneen dëkk yi nekk ci biir Sénégal faw nguur gi amal ay politique yu yees bu ñu sukkandikoo ci ñu teewoon ci ndaje mile. ministre bi yoroon cet gi léegi nag mu yor développement communautaire tey jii doon na jébbale forage bu mu gas ca Porokhane nee na ñuy màggal foofa nag ndox deeti fa manqué moom jeex na Mansour Faye ca Porokhane ci waajum màggal gi ci micro Ibrahima Diame. fii nag nga xam ne mooy Porokhane nga xam ne nu ma ko waxee ca njëlbeen dafa nekk lu am solo forage bi ñëw na OFOR mi ngi def le réseau maanaam de distribution maanaam raccordement yi def ko de telle sorte que ni ndox mi dana teew
mais xam nañu aussi que dëkk bi day yokku comme dëkk bu yokku la daañu jëlaat yeneen motuwaay pour que ci wàllum ndox ak ci wàllu lu nga xam ne maanaam président de la république daf ñu ko dénk ci wàllum yooyu ñu taxaw ci de telle sorte que ni dëkk bi du am jafe-jafe yooyu te gëm naan du ko am parce que dëkk bi am na taxawaay am na vraiment des responsables yu fi nekk religieux yu am taxawaay yu nga xam ne ñoo ko téye bu baax a baax te loolu vraiment dañ koy rafetlu yëkkati nuyoo ak ziar teg ko ci loxo sëñ Bassirou mi mu jottali ko xalif général des mourides sëñ Mountakha Mbacké ñaanal ko fan yu gudd ñaanal ko wér-gu-yaram bu mat sëkk ñun ay ndaw président rek lañu bu ñu daf ñuy sant ñu ñëw te moom xam nañ taxawaay bu mu am ci diine gi donc ci wetu vraiment baayam sëñ Mountakha Mbacké donc ci wàllum PUDC ci wàllum maanaam Promoville wala wàllum PUMA nga xam ne jumtuwaay lañ dekk maanaam le ministère de développement communautaire lu mun ci mën taxaw rek bu soobee suñu borom dañ ko ci taxaw. mu ne kon Mansour Faye ak Serigne Bassirou Porokhane ca ndaje ma nga xam ne moom la ñuy waajal jamono ji fukki minute moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. RFM. xibaar yi ci RFM. Sori Kaba fii la mujjee woon a wax émission Grand Jury ñu wàcce ko boobaak léegi nag leeralul tey jii la ko def digganteem ak Macky Sall mu ni mi ngi rattax ba léegi mu ni nag am na mébét ca Fatick am ko ci réew mi waaye lépp dina gën a leer juróom-ñetti fan ci weeru mars bu demee ba dajale waa Fatick yi wax leen li nga xam ne moom la nam dëgg-dëgg léegi nag li ko gën a ñor mooy fonction bu bees bi nga xam ne yor na ko di secrétaire général fédération africaine du cuir loolu sax Khadim Mbaye dina ci dellu si waat waaye ci wàllu ci politique lañ koy déglu ci waxtaan wi mu seq ak moom. dafay jot mu am foo xamante ne da nga fa jaar pour que say ambition nga mën ko financer sa bopp ba doo taalal kenn loxo autonomie boobu ak indépendance boobu nag dafa am lu mu laaj dafa laaj taxawaay dafa laaj dayoo am na nit ki fu muy yegg dara dootu la të ñun toll nañ foo xamante ne tey dañuy sant yàlla sant président Macky Sall bu baax comme ni ubbi ay buntu yu bari buntu yooyu nag la ñuy exploité tey te lépp luñ ci jëlee war koo yóbbu war suñu rek kon wàllu politique bi tey lañ ci gën a nekk d'ailleurs sax fii ak fan yu néew danañu dajale Fatick ña nga xamante ne ñoo nga ànd ak ñoom di politique foofu yëkkatiwaat suñu kaddu jëmee ko ci langue politique parce que depuis bi nga xamante ne lii xew xaw na ñu ngi toog jàpp suñu ñàmbur ñu ngi def suñu liggéey ci suuf saaga wuñu xaste wuñu nit ñaa ñuy saaga dañuy xas dañuy wax lu ne mais jamono dina toll foo xamante ne nag boo waxul day mel ni comme si dañ lay accuser dëgg la kon wax jooju bés bu yegsee rek dañ ci wax mais ñu ngi ci politique bi ba tey ñu ngi continuer jàppale président Macky Sall ci liggéey bi muy liggéey ci réew mi parce que ak lu munti am li ñu boole ak moom du politique li ñu boole ak moom dafa romb politique te sax man jàpp naa ni tey bu ma bàyyi woon Macky Sall tey damay bàyyi politique. mais su ma comprends bien yaa ngi wut ak xaalis nga ni pour mën a dolli wàll sa doole politique est-ce que kon da ngay bëgg a nekk maire si effectivement député également yan mooy sa ambition politique bi moom actuellement li tax ngay wut xaalis. Sénégal mooy sama ambition Fatick nag dafa bokk ci Sénégal te Fatick laa dëkk te dañu naan diw bu ñu nee diw baax na nañ ne na mbokk yi est-ce que ñoo ko wax kon du ma ne tey jii nii dinaa nekk maire du ma ne du ma nekk maire waaye sama xel mu ngi ci Sénégal sama xel mu ngi ci Fatick. président Macky Sall gën nga déggante ak moom non wala yéen a ngi nekk en contact. ñu ngi déggante bu baax. kañ ngeen gëj a dégg. bien sûr on est toujours en contact. on est toujours en contact. moom nag mu nekk léegi secrétaire général fédération africaine de cuir di yëngu ci wàllu der yi loolee dina ko leeral ci yeneen jotaayu xibaar ak Khadim Mbaye mi mu seqal waxtaan woowu njàng mi G7 daje nañu tey ji nag ak au conseil du dialogue social ngeen jéggal ma sànq dama wax Cheikh Kanté bi ñu dajee itam waxtaan wi jurul dara nde ñoom nee nañu fa ñu tegoon seen tànk duñu ko teggi ca waxtaan woowee nag la ñu waxee ni yeneen ministres yi nga xam ne dañ leen di woolu te duñ ñëw loolu ñaawlu nañ ko ñu déglu ci Abdou Fati ci micro Abdourahmane Diallo. waaw di wax rek tey waa au conseil du dialogue social dañu invité fii parce que gis nañu ni gouvernement bee ngi tendeefal gouvernement bee ngi nelaw ñun syndicats yi ñu ngi déroulé ay plan d'action kenn waxu si léegi nag ñoom seen rôle la ñu wax si wooñu pour ñu toog ñoom tamit ñu xam suñu plateforme bi ak apporter si ay solutions parce que plateforme baa ngi nii wante war nañ si apporter ay solutions solution court terme moyen terme long terme donc ñun difficile lu ñoom ñëpp constaté ne ak conseillers yi ni wax dëgg yàlla gouvernement bi day tendeefal gouvernement bi ne fait pas dans la bonne volonté ñu ne dollil leen si ne soo gisee ministre Amadou ministre du budget nga xool ministre de l'enseignement supérieur ak ministre des sports musuñu ñëw monitoring ay suq lañ ñuy envoyé suq nag mënul décider kon ñoom dañu ancré wu ak nekk si dynamique boo xam ne bañ a régler problème yi soo jëlee ministère de l'urbanisme ba Fafana ñëwee ay début de solution am na mais yeneen ministère ay suq la ñuy indi loolu nag dootuñu ko nangu wax nañ ko Innocence Ntap wax ko conseillers yi ñoom nañ si jox seen jéego wax ko également Sénégal loolu nag du tax dañuy continuer suñuy lutte
tant que woowuñu ñu puisque dañuy ñu ngi tendeefal ñun également dañuy gën a baral dinañu am suba conférence de presse à Dakar def ay sitting si au niveau national semaine prochaine ba pare organiser ay marche Louga organiser ay marche Saint-Louis organiser ay marche Tambacounda. junni ak ñetti téeméeri gone yi nga xam ne ñooy xëy di taxawaalu ci mbeddi Ndakaaru yi di yalwaan daanaka genn wàll gi bitim réew lañ jógee ab centre bu nekk Canada di centre de recherche moom moo ko xool doon ko wàññi ñu ni nag dina faral di indi lu mel ni wàllu violence ci jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo ci fare dañ ci ànd ak Salimata Aw ciy leeral. yalwaan gi takku gi mu takku bokk na ci li tax xale yi di am yenn xeetu ñaawteef yu ñu leen di def loolee di kàddug secrétaire général bu ministre de l'intérieur Lamine Sakho. ñu xoolee Dakar amoon nañ lépp junni ak lu topp ñi nga xam ne ay xale la ñu ngi accompagner seen yaay yi ñu yelwaan am ñoo xam ne ci mbedd yi la ñuy fanaan ak seen waajur bu ñu xoolee xale yooyu ëpp na juróomi téeméer yoo xam ne dafa jóge bitim réew di ci ëpp nag booru Guinée Bissau lay bokk xale yooyu nag nañu seetaat naka la ñuy seet def pour jumtukaay yooyu ñuy utiliser pour nit ñi di dem ak ñëw naka la ñuy def pour ñu xool inter xale yi. suñu sukkandikoo si ñi doon def jàngat yi di ñu xamal ni léegi violence ci ndaw yi jigéen ñi sax dañ cee gën a fës rawatina nag ci banlieue bi. xale jigéen yi entre 15 ak 19 ans ñoo gën a ëpp si violence par rapport góor ñi bu ñu passé loolu la ñuy gis góor ñi di jël ci statistiques yi góor gën a génn si violence bi mais globalement dañuy gis si Ndakaaru ñaari côté yi ñuy analyser Médina Gounass ak HLM xale góor yi ñoo gën a nekk ci violence que jigéen ñi. dëkkuwaay bu xat bi chômage wante itam xale yi ñuy faral di door seen kër yi yooyu yëpp jàngat nañ ni mooy faral di indi ay violence ci xale yi. Médina Gounass lu ñu gën a gis xale yi dañuy teel a bàyyi école souvent dañu dem école parce que parents yi mënuñu fay école mais même HLM dañuy gis aussi xale yi souvent dañuy décrocher désœuvrement boobu daf leen di conduire ñuy dugg ci yenn affaires yi. fexe ba maytandiku xale yi di dem kaso wante itam nguur gi gën a taxaw sàmm seen ak seen yelleef bokk na ci recommandation yi nga xamante ni joxe nañ ko ñooñee di waa ministère de l'intérieur xamle ni xeex violence ci xale yi mën naa ne wante fokk lii waral ñuy dugg ak di génn ñu gën koo xool ngir sàmm seeni intérêt. am na projet bu jóg ngir jàppale jigéen ñi ci biir média yi ñu gën faa am kàddu gën faa am gëdd ba bu ñuy dogalati ñu bokk ca loolee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ONG yu ciy yëngu nag te doon ko mébét tey jii lañ ko doon waxtaanee ñu di ci teewlu Kourani Diarra journaliste la di consultante ci Femme à la Une ngir jigéen ñi gën a fees ñu déglu ko ci micro Koumba Sandiane Faye. ñu gis ni souvent ci jigéen ñi dañu leen di nasaxal mbaa ñu ñàkk leen fayda mbaa ñu xeeb leen ci ni ñu leen di wane ci anam yi ñu leen di présenté ci xibaar yi dinañ dem sax bay def jigéen ci ay ci xibaar yoo xam ne du information maanaam li ñuy wane jigéen bi ci anam yu ñaaw wala anam yu amul kersa la nga xam ne nag du yokk lenn ci xam-xam ci nit jarul fësal jarul wane d'autant que dafay ñàkkal fayda jigéen man ci rajo internationale bi ma doon liggéey dafa daan arrivé souvent nga war a interviewer kenn ci université yu mag ci àdduna mais doo am jigéen ay góor rek ñooy nangu wax léeg-léeg jigéen ñi sax dinañ am xam-xam bi mais duñu bëgg wala duñu am jotu wax ak taskati xibaar yi loolu nag bu ñu bëggee di dégg yeneen baat di am yeneen gis-gis il faut que jigéen ñi tamit daal di pare daal di nangu di wax ak média yi di ci joxe seen xam-xam di ci joxe seen gis-gis rek pour ñëpp déglu ma wala ñëpp seetaan ma may ñëw di wax ay wax yu daanu ci saret wala di wax li nga xam ne kii amaluñu benn njëriñ information dañu ko jàngalee muy xibaar day nekk lu ñeel ñëpp li nga xam ne kii am na njëriñ ci ñi koy déglu boo ko déggee dina la jariñ bu la yokkul xam-xam dina la gindi ci lenn mbaa mu yëgal la loo xamul woon mbaa muy lu bees nga xam ne xamoo ko woon. ñu wéeg yéen ci xibaar yi fukki minute ak juróom-ñett gannaaw juróom-ñeenti waxtu. ak RFM kumpa jeex na. xibaar yi ci RFM. Makumba Bey. Fagaru 3 mooy opération bi nga xam ni dañu mel ni ku ñu bett di la def terrorisme simulation rek la nga xam ne nag bu ko defee di nga ci mën a tàggatu ba bu maara day yim si amee nga mën a jóg xam fooy jaar ak noo koy defee mu amee woon ci teewaayu ministre de l'intérieur ak juróomi téeméeri éléments yoo xamante ne ni yóbbu woon nañ leen ca Amadou Sabar Ba.
ci benn ndaje bu am fii ci Grand Théâtre ay samba booy dugg ci salle ba jaxase ña fa nekkoon ñooñee ay terroriste lañ waral takk deri fees lool ci bile bërëb fi mu nekk ni jokkalante ak seeni rajo yooyu loolee rek ngay dégg juróom fukk ak juróomi simili ba mu jotee xibaar yu njëkk yu ruusee ci boobile intervention ak service presse bu police. On a 36 otages, dont 2 morts, 2 non identifiés, 1 blessé grave, 31 personnes présentant des signes de contamination NRBC. benn waxtu ci bëccëg simulation bi maanaam exercice fagaru bi door a jeex jëwriñ bi ñu dénk wàllum kaaraange gi di xam la ne Sénégal noppi na ci wàllum jumtuwaay ngir mën a jàkkaarloog lépp li nga xam ne mooy terrorisme. Aly Ngouille Ndiaye. waaw yaakaar naa nag wax dëgg yàlla am nañ jumtuwaay yi parce que boo xoolee li nga xam ne lii moom le président de la République def depuis bi mu nekkee ci bopp réew mi bari na li may wax ñii nekk sama ginnaaw ay soldats lañ xam nañ li nga xamee ci wàllu équipement parce que loolu mooy jumtuwaay yi ay nit la ak équipement d'abord gannaaw formation bi leen formé te wóolu nañ formation bi nga xam ne bii moom la forces armées yeeg force de police yi am. bi exercice nag maanaam saytu jumtuwaay yi nga xam ne Sénégal am na ko ci wàllum kaaraange ministère bu intérieur moo ko organisé ak njàppandalu coopération bu Union européenne ak Sénégal ci lépp li nga xam ne moo soxal lii di kaaraange ci biir réew mi. moor yooyu alkaati bi wax ci biir nag ay kaf rek la. Salif Sow la ñuy daal di àndal léegi ci coronavirus bi ak jamono ji ni mu wulee àddina fekki ca nag ay naataangooy Sénégal yoo xam ni ña nga ca Corée du Sud foofee nag am na lu toll ci junneeg juróom-ñaari téeméer rek lu ko teg loo xamante ne nii laal na leen fa sénégalais yi xaw nañ faa bëri nde ëpp nañu ñaari téeméer ñi nga xam ni seen i kayit baax na li ñu ko dénk ñu teewlu ko. maa nekk Séoul Itaewon. dëkkam bii mu wax ci diwaanu Séoul la nekkee ñetti at a ngi nii mu fay yeewoo teewaayu coronavirus ci dëkk bi nga xamante ni mooy Corée du Sud nee na yàqalu ko dara ci demam ak dikkam ni yeneen doomu Sénégal yi yeewoo foofa jamono ji. continuer war suñuy activité si jàmm ak salaam di rassurer famille yëpp nañ nekk si jàmm te xam ne ñun ñu ngi si jàmm bu baax. si seen pàcc ñi nga xamante ni ñoo fa nekkal gouvernement du Sénégal di waa ambassade beek ña fa ne ñu ngi xamal ne ñu ngi dalal seen xel ñoom doomu Sénégal ya fay yeewoo seenub lim ëpp na ñaari téeméer ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee ay kayit immigré sénégalais yi nag jamono ji bañ leen waxee ndax bëgg nañu dellu si leen maanaam rapatrier leen déedéet lañ ñu tontu. nga nekk si dëkk lu neex su fa amee nga bokk ak ñoom lu naqari su fa amee nga bokk ak ñoom nga parce que da nga wan say waajur ginnaaw wan sa famille ginnaaw dem liggéey pour am teraanga te da nga yaakaar si dëkk boobu moo tax nga dem fa su fa dara luy ndogal wala luy metti su ñëwee da ngay toog ak ñoom muñu ko ak ñoom ndax bi muy neex da nga mën a ak ñoom te ñun Sénégal dañ ñoo xam ci ngor diine jom fulla ak fayda. Corée du Sud amul benn dëkk bu ñu fa tëj ni niñ ko defee Italie wala Chine waaye lu ñu xam foofu mooy ne coronavirus bi rey na fa fukki nit ak ñett gum am junni ak juróom-ñaar téeméer juróom-ñaar fukk yoo xamante ni feebar baa ngi ca ñoom ñuy xeex ak moom amul nag benn doomu Sénégal boo xamante ni la feebar bi jàpp na ko foofu ci àdduna bi yëpp coronavirus jamono ji mu ngi ci tolloog ñeent fukki dëkk OMS di ñi nga xamante ni ñoo yore wàllum paj mi ci àdduna gépp nanguwu ñoo wax ba léegi waxi épidémie maanaam di feebar boo xamante ni dafay law bu gaaw di faat ci àdduna bi yëpp. juróom ñetti fukki junni ak ñaar moom la laalagum ci àdduna 2800 décès ci juróom fukki réew loolu nag di ngeen ci ànd suba ak jàmm ci xibaar yi bitim réew yi ak Fama Dione mi doon gëstu jàngoro ji ni muy lawe jamono ji. Yaram Abdou Diouf maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fayaat Alaaji Makumba Bey. ñu tàmbaleek wàllu làmb jeeg Moustapha Diop mi nga xam ne cour d'appel teg na koy daan. daan bi moo di ne dina fay xaalis ñi nga xam ne ñoo di mbër yi di Modou Lo ak Eumeu Sène xaalis bi nag nee nañu bu Eumeu Sène mu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ci ay millions ci suñu xaalis ak ñaari millions yoo xam ni. daanaka ndàmpaay lay doon ñu naan ko dommage et intérêt loolee nag mu ngi tukkee ci combat bi nga xam ni moom la Modou Lo ak Eumeu Sène defoon te mu yore leen xaalis moom mi nga xam ne nag moom mooy Moustapha Diop ak ñi mu àndaloon ci boobule combat di ñi nga xam ne ñoom la lëkkaloo woon nee nañu daal nangu nañu ne yoral nañ leen xaalis te itam am na waxtaan boo xam ne sumboon nañ ko ak bër yi tey jii ba ñu déggoo ci ne dinañ leen jox leen ci koppar googule dañ ciy déglu léegi-léegi kon Moustapha Diop. bon man situation bi sax yaa ma ko yëgal que am na procédure le tribunal condamné Link Telecom partenaire bi ma doon liggéeyal combat bi pour ñu fay Eumeu Sène 26 millions à 2 millions de dommages et intérêts tout à l'heure rek ay booru 4 heures woo naa Khalifa Niang mi nga xamante ne mooy président écurie Eumeu Sène ne ko dama bëggoon seet dans quelle mesure dañu mën a gisante suba ma jox ko 10 millions ci 20 millions yi nga jàpp yi nga xamante ne moom laa jàpp ni moom laa leen dese la ma woo Birame ñu ngi ñaari yoon ba ñett jotuma ko ma woo Modou Lo téléphone am
jotuma ko mais moom rappelé na ma nga États-Unis bi ma rappelé waxtaan nañ ma expliqué ko ñaan na ma sax ndax mënuma def effort man ko non xam nga fi ma nekk da nga toog ba ma ñëw ne la am li ma la jox téye ko te dinaa ñëwaat ci lu yàggul ne la am li ci des donc loolu laa mën maintenant nag fii dëkku droit la bu ñu leen ameelee te nëbbuma kenn ni ameel naa leen wax naa ko fépp ne dama leen ameel parce que ñu ngi si liggéey la léeg-léeg mu dox niñ ko bëggee léeg-léeg du dox niñ ko bëggee comme tombé na nag doxul niñ ko bëggee li ñu war mooy ñu assumer suñuy responsabilité jusqu'au bout mais lépp si njëkk ak teranga c'est pas parce que dem nañu tribunal que diggante mën na yàqu seen droit la dañu bindante contrat ñu am droit bu ñu leen fayul ñu seet recours yi leen neex ñu def ko. ñu wax ci wàllu Moustapha Diop football U20 gone yi amagul ñaar fukki at Sénégal ci demi-finale yi Égypte lay daj ca coupe arabe bi. Égypte moomee nag équipe la boo xam ne dafay faral di mën a football lool loolee nag tax ba ñoom gaynde yi ñu ne dinañ waajal seen bopp bu baax a baax ngir mën ci sóobu mu war a amee kon dimanche ca 15h30 su jotee ca fa nga xam ne moom moo ci Damam di benn dëkk bu nekk foofee ca Arabie Saoudite ba fii nag ñoom ca Riyad lañ doon footballé jàpp leen ni itam beneen demi-finale bi xam nañu ni Maroc moom dafa daan Libye su ko defee moom Maroc moom mooy dajeek waa Algérie mi nga xam ne Tunisie la ñu daan mu ñeel kon coupe arabe bi ñu nekkoon tey ji ci quart de finale yi. ñu daal di wax ci gaynde yu jigéen yi qualifié ci demi-finale ñoom itam tournoi UFOA A. ñoom tamit daanaka li ñu mébatoon yëpp jot nañ ci wala boog lenn li jot nañ ci moo nekkoon ñu yegg ba ci demi-finale loolee nag yàlla may na leen ko ñu ne nag léegi li ci des mooy góorgóorlu ba fexe ba yegg ba ca final ba suñ fa jógee lu ñu am jël indaale fii ci réew mi Mame Moussa Cissé moom moo ko xamle tey gannaaw bi nga xam ne ñoom daan nañu waa ñi nga xam ne ñoo di waa Cap Vert 2-0 loolee nag ñu ne yombul woon ndax naaj bi tàngoon na 2 heures la ñu football foofu te itam terrain bi nga xam ne fa lañ doon footballee dara baaxu ca ñu déglu Mame Moussa Cissé mi tàggat gaynde yu jigéen yu Sénégal. ba ñuy ñëw dafa bokkoon ci objectif yi nga amoon nañ ko mooy au moins ñu yegg ci demi-finale yi parce que buñ fa yeggee daf ñuy permettre ñu amaat yeneen ñaari match demi-finale bi ak troisième place bi wala finale bi donc muy lu am importance pour ñun donc benn objectif bi atteindre nañ ko alors que dese nañu encore benn match léegi nag li des moom mooy match bi nga xam ni moom nañu war a jouer contre Sierra Leone pays organisateur bi dëkkam ñu fexe ko aussi jouer ci même état d'esprit bi ci même engagement et donc may wax rek que ni xale yi vraiment ñun war a sant la conditions yi ñu football nii tàmmuñu ko football 14 heures 2 heures ci naaj bu tàng ci terrain bu metti donte ñaari équipe yi ñoo ci football vraiment ñun suñu xale yi tàmmuñu loolu mais mentalement wan nañ ni quel que soit terrain bi ñu leen yóbbu quel que soit conditions yi war nañu xeex pour am ci dara te tey loolu moo indi ndam bi nga xam ne am nañ ko ci kontaan di leen féliciter pour di leen encourager ci liggéey boobu nga xam ne des na. mu ngi noonu Mbayang Sow ak Mama Diop ñoom ñoo dugal bi yu Sénégal nag jonganteem bii di ñëw 1er mars lay doon ñu war a dajeek ñi nga xam ne ñoo dalal po mi di waa Sierra Leone. Ligue Europa am na ñuy jot a qualifié. bokk na ci ñoom Bayer Leverkusen mi nga xam ne dafa daan sànq Porto 3-1 Istanbul Başakşehir itam moom tamit dafa daan 4-1 ñii di waa Sporting daal di qualifié kon. Espagnol Barça moom mujjul jàll donte sax moo daan waa Wolverhampton 2-2 waaye ca aller ba dañ ko dóoroon 4-0 kon Wolverhampton bu Angleterre moom moo mujj qualifié Gantoise moom tamit bett na Rome ndax 1-1 la ñu def moom Gantoise mu mujj qualifié Malmö mujjul mën a def dara seen digganteeg waa Wolfsburg mi ngi leen daan 3-0 daal di qualifié. CSS ci wàllu nawetaan yi. loolu nag dinañ ci dikkaat ci kanam tuuti ñoom jàppal rek ni ñoom dañoo génne koppar yoo xam ni mu ngi toll ci 20 ci ay millions ngir def ko ci li nga xam ne moo di final zonal yi 20 ya ci club yi lañ ko jox ngir ñu mën a waaj waaye 9 ya dañuy fexe rek ba stade bi daal di leer nañ ñu mën faa foowee seen po moom dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jeetaayu xibaar ak Mamadou Diagne. ñu jeexale course oto. course oto bi nag dafa am li ci yees moo di ne jigéen ñi le 8 mars bii di ñëw moom la ñuy jox lépp loo xam ne nag moo di gëdd ci wàllu course oto kon ñoom ñooy rawante ca stade Léopold Sédar Senghor mu ñeel kon li ñu naan trophée Mousso boo xam ne juróom-ñaareelu édition ba la dañ ko dakkaloon nag ndax ñàkkum koppar waaye bile woon lii seen mëbët mooy fexe ba dootul dakk benn yoon Gilbert Darcruz moom lañ ciy déglu ak Abdoulaye Diop.
benn course bu nga xam ne jigéen yi ñoo ko moom te ko joxe enfin jukkaloo jigéen yi puisque journée de la femme la donc fu mu nekk nii jigéen rek moo koy dawal te piste bu nga xam ne parallèle la Gymkhana parallèle bu nga xam ne jigéen yi ñoo koy dawal ci voie A ak voie B comme nu ma ko waxee sax ba taxal ci nasaraan bi di ñu toog lu yàgg parce que mun naa wax que sponsors yi ñoo àndaloon te vraiment problème bi mooy di amuñoon budget sponsor yi nga xam ne ñu mënoon a combler cérémonie bi pour ñu ko mun a defee nu mu waree ka chaque année daal incha allah bëgg nañ ko def yaakaar naa sax mën nañ ko def ba ñaar ba ñett ci année bi puisque léegi am nañ suñu oto bopp day bu nga xam ne ñun nii ñoo ko bopp ñoo ko jënd bu nga xam ne mën nañ ko pérenniser ñetti oto la distance bi daal kii la entre 250 mètres et 300 mètres. mu nga waroon nañ ci am nag benn candidat. Naata Mbaye wala Dieynaba Seydou Ba. waaw Mbaye dàq cascade nag. elle n'en donne pas l'air. déedéet jërëjëf. Tour du web ci RFM. Tour du web bi ñu ànd ceeg Fama Jonn. daleen nag jàmm ñu tàmbalee tour du web bi ak l'accident bi nga xamante ni am na ca allée du centenaire ñaari nit am nañu ay gaañu-gaañu ci ab vidéo bu ñu jëlee ci ab caméra de surveillance ñoo nga gis ab fourgon bu GIGN bàyyi yoonam dem mbëkk ay taxi suñu naataangoo yu IGFM daal di ne fourgon boobile mi ngi bokkoon ci ab séance simulation bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ca Grand Théâtre beneen vidéo boo xamante ni fës na loolu mu génn ci dimanche gi ab waay joo xamante ni gaynde moo seex loxoom màtt ko ci parc Hann loolee nag ñu mën kaa gis ci réseaux sociaux yi ñëpp di partager ginnaaw bi nag ki nga xamante ni moo di directeur des eaux et forêts di colonel Baydi Ba daal di ne daañu dàq agent bi nga xamante ni moo def mbir mi leen ndaxte loolu du cëram ba tax nag ñu war koo dàq ginnaaw bi nag suñuy naataangoo journaliste yi dox nañu ba daje ak ki nga xamante ni moom la gaynde gi màtt turam moo di Abdoulaye Wade moom nag nangu na ni boo gisee mu dugal loxoom doon ray gaynde gi kawar ya la soxla woon ndaxte kawaru gaynde lañu koy jaayee cher na loolu ci marché bi interview bi nag doon na ab porox ndollu ci waa ji Wade ngir wax condition yi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee xamle na ni ñu ngi leen di fay $1,000 amuñu prise en charge médicale bi ko gaynde gi màttee ba léegi du benn yoon boo xamante ni ñi koy liggéeyloo jàppale nañu ko ñu àddu ci wàllum yoon chambre criminelle bu Tambacounda dina àddu ci ñetti mbir yoo xamante ni fësoon na loolu ci Sénégal bokk na ci faatuk Binta Camara bokk na ci te faatuk commandant Tamsir Sané ca Koumpentoum ak fukk ak ñetti élément yu pur yi nga xamante ni dañoo njort ni ñoo fàtt ab militant bu APR ci jamonoy campagne présidentielle 2019 suñu ndaw la fa di Moussa Omar Gueye daal ñuy xamal ni chambre criminelle bu Tambacounda dina tëjji fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars gi ñu jëm ca bitim réew Alpha Condé mi ngi def lu mu mën ngir daal projet constitution bi daal di jàll que ci ab tweet président bu Guinée daal di ne demoon na ci place des martyrs ngir daal xamlek askan wi lan mooy opportunité yi am ci constitution bu yees bile loolu nag mi ngi am jamono joo xamante ni FNDC di front gi ëmb kujje gi ñu ngi amal seeni taxawaay ba léegi ngir daal bañ constitution boobule daal di jàll lu mu diggee woon la mujj na koo def Umaro Sissoco Embalo waat na tey ci alxamis gi bu ñu sukkandikoo ci Dakaractu président bu bees bu Guinée Bissau daal di nañ koy samp suñu naataangooy RFI daal di ne samp gi ñuy samp Umaro Embalo mooy wane ni bras de fer ba dina wéy ba léegi ndaxte PAIGC dafa ñaawlu doxalinu Embalo ñuy fàttali bi ñu koy samp kii di président bu Cour suprême ak bu assemblée nationale teew wu ñu ko woon tour du web jeex na ba suba ak jàmm. quartier vert tollante gi Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ay mbuus yuy gàllankoor napp gi ñu ngi nemmeeku li ni mel ca Mbumba ci département bu Podor ñi fa dëkkee am njàqare lool ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def ñu ànd ci ak reportage ñu ndaw Abdoulaye Diop. ñun de dex bi su fekkee sa yaakaar yëpp dex bi yax da koy sonn même suñu jur mbuus yi rey leen na ba mu jeex. ñu fekk leen ci Sulbabe Mbumba di ab village nappkat pulaar fii napp gi nekk na ci luy indil xaalis njaboot gi waaye bi la yëngu-yëngu jamono ji dafa menacé wu ndax pollution dex bi te plastique bi waral ko Razak Diop di nappkat. mbuus yi lu si bëri gaa la ñu léegi ñu mën nañu wax mbuus yi gaa moo ñuy tere napp ndax xam nga ñun soo ñëwee soo jëlee sa dooli ngi ñu lay wax dooli ngi soo ko sànnee ba pare demee ba ngoon soo ñëwee da nga koy jël di ko ji da nga siy fekk ay mbuus yu bëri ñuy sànni si dex bi mooy kuus yi loolu yëpp da siy jàpp ba mu bëri même loolu problème la. lañ daan am wàññeeku na bu baax dem ba ci téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi suñu sukkandikoo ci jaraafu dëkk bi di Ibrahima Diop. tere nañu am jën yow da ngay dem sa mbaal boo demee boo sànnee wala nga am sa onze boo demee bon da ngay xëcc ay matière plastique wala mënoon nga dem nga am lu ëpp téeméeri kilo jën wala nga am genn wàllu gaal gi yëpp fekk ay jën la bon léegi da ngay dem nga dellusiwaat fekk benn jën nga am wala nga am ñaari kilo. jëfeek loi
loi bi ñu fi teg ñeel wàllum plastique nappkat yi ne ñu ngi koy xaar bu baax. suñu koom-koom lu ñu doon amee ay jën lu ñu daan moo tax léegi ñun de dex bi su fekkee sa yaakaar yëpp si dex bi yax da ngay sonn su fekkee nguur bi mun na mbuus nañ ko éliminer lu baax la loolu kay ñun loolu la ñu bëgg ñun la ñuy dimbali ñun nappkat yi ñun borom jur yi ñun la ñuy dimbali ci loolu ñun d'accord ñooy pay bi ñun nappkat yi borom jur yi ñooy pay bi. ci xeex li ni mel ab campagne sensibilisation door nañ ko ci askan bi li ko tax a jóg def Mbumba commune bu njëkk bi tàkkalikoo ba faaw lii di plastique. Abdoulaye Diop kon mbuusu plastique yi dañu indi ay jafe-jafe ci suñu dëkk yi waaye mën nañ leen soppi ñu jur njëriñ ndax mbuusu plastique yi suñ ko mélangé ak suuf mun na tax ñu defar liñ naan pavé écologique di projet boo xamante ni association jeunesse prête pour la protection de l'environnement moom la fas yéene doxal. Max Euclide Kamfani daje na ak ndaw yooyu la ca Médina Yoro Fula. ci wàllu protection de l'environnement dañu def benn constat Sénégal fépp foo dem boo gisee les dépotoirs d'ordures li nga njëkk a gis mooy déchets plastiques donc ñun ñu jël initiative jël plastique yooyu defee ko ay pavé. ab expérience la ci aar alam bi la ndaw yi bàyyeekoo Médina Yoro Fula ci diwaanu Kolda ñëw jagleel seen ñooñu bokk ci association volontaire protection environnement AVPE bu Sédhiou. Abdoulaye Diaw bokk ci association jeunesse prête pour la protection de l'environnement bàyyeekoo Médina Yoro Fula. bu ñu nettoyer il faut ñu xam lu ñu nettoyer fan la ñu koy defee et lan la ñu koy njëriñoo après donc mu woo ñu ñëw teew expliquer leen tamit lu wàllu ci dem ci déchets plastiques yi ñun nañu ko jël di transformer ko en pavé yooyu pour ñu mun a defaraat suñu tali yi. ab taxawaay bu méngoo ak gis-gis njiitu réew mi amal zéro déchet plastique waa AVPE fas yéene roy ci tànk yooyu imam Mamadou Seydou Diallo moo jiite AVPE. comme ni ñu amee suñu partenaire bi jógee Vélingara ñu mën a transformer déchet plastique bi ay moule yoo xamante ne ñu ngi koy tuddee pavé ñu mën a ko liggéey yeneen façon yu bari nga xam ne léegi nit ñi fu ñu mën a gis léegi mbalit dinañ ko indi nga jënd ko nga liggéey ko jaayaat ko yow itam kon ñun lu ñu bëgg a fii bee 3 weer wala boog juróom-benn weer plastique moom bu ñu ko gisati ndax plastique ñu ngi yàq suñu wérgu yaram kana ñàkk a moyen. ñu bokk ci kuréel AVPE boobu léegi seen bëbët mooy gën a ñaax nit ñi waaye it ton ni déchets plastiques yëpp ngir ñi mun leen transformer loolu ngir gën a wéy ci seen liggéey taxaw aar alam bi ci noonu sax am na ay dencukaay mbalitu ñu jagleel GIE yi ak bépp lieu public ngir ñi mun fa denc mbalit boobee. Max Euclide Kamfani jàppale ni bëccëg bi ñu jagleel ci àdduna bi recyclage maanaam jël loo xamante ni kenn bëggu ko defaraat ko ba mu baax dañ ko màggal le 18 mars bi ñu jëm. fii la ñu tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram moo leen di may bonne santé. am na ci yenn réew yi feebar bu ñuy wax coronavirus muy ràññeekoo ak yile màndarga jafe-jafe ci noyyi yaram bu tàng sëqët àppat ñi mu gën a sonal nag mooy tuut tànk yi mag ñi dëkkaale ak jafe-jafe noyyi ak ñi seen wér-gu-yaram sooxe ngir feggu ci jàngoroy coronavirus bi ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi moo leen di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu di sëqët ak di tissooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit moytu saafonte bi ak di laal yenn rabu àll yi lii di yàpp ak nen nañu koy togg ba mu ñor jàngoro ji nag dafay lore boo ci bëggee am yeneen i leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wér gu yaramu askan wi moo leen ko baaxee. ñu tollanti bonne santé àndaat ci ak Awa Mbaye. excellent jàmm ci pompe bi nga xamante ne ñi am asthme ñoo koy jëfandikoo am na ay xibaar yu bari yi ci jipp naan jëfandikoo bi bu yàggee du baax ci nit ki am na sax ñu naan mën naa indi jafe-jafe ci wàllum xol wala yeneen cër yi nekk ci nit ki professeur Yacine Diakane ne loolu lépp dara amu ci pneumologue la ci hôpital Fann nee na pompe bi baax na te dara gënu ko ci faj feebaru asthme rawatina bu crise yi dikkee. boo waxee ñu ne la pompe bi dafay dagg xol boo waxee ñu ne la pompe bi boo ko jëlee boo ko tàmmee du baax pompe ak ki pompam parce que asthme dafa bëri degré te degré bu ne ak pompe bu mu yellool am na degré yoo xam ne benn pompe la
am na yoo xam ne ñaari pompe la te boo xoolee ba xool ñàkk a jël pompe bi au contraire parce que boo ko jëlulee yoon yi nga xam ne ngelaw yi dafay jàll day dem ba nga xam ne day dëj su boobaa pompe bi du ci mën dara dafa bëri degré il faut nga ñëw kër docteur mu saytu xool yow ban traitement moo méngoog yow sa asthme fu mu toll mu jox la ko waaye day dagg xol ak su ma ko jëlee bu ma ko tàmmee gis naa diw ak yooyu yëpp dafa nekk ay lu ñuy wax ci tubaab chasse aux idées reçues yoo xamante ne at mu ne sunu du sax at mu ne bés bu ne sunu bataayal parce que garab gi liy faj yoon yi nga xamante ne liy tax muy tane parce que asthme du wér dafay tane liy tax yoon yi tane dañ ko tënk ci biir dañ ko dëxëñ tënk ko ci biir pompe bi boo ko jëlulee kon ça veut dire que fajuloo. Professeur Yacine Diakane ne coow li bari na léegi nag ñi am asthme ñooñu lay waxal ku si door sa traitement na nga ko eggalee ndax feebaru asthme ci boppam dañu koy néewal te boo ko sàgganee mën naa indi jéeya. yéen ñi am asthme yéen lay waxal su ngeen demee kër docteur seet si ko mu xool ban traitement moo méngoog seen faju jël leen ko te ngeen faju loolu moo gën waaye dañu nekk plus de 14 millions de Sénégalais mu am 14 millions de docteurs mënta ne docteur bi ñëw bindal la traitement xam na bu baax li mu lay bindal kon nag li war mooy nga respecter traitement asthmatique bu la gën a mën a respecter rendez-vous gën la mën a respecter traitement kooku mën a dund ak asthme parce que lu ñuy wax vivre avec son asthme loolu lu mën a nekk la. jërëjëf professeur jërëjëf yéen itam ñu leen di soññati ngeen toppatoo seen wér-gi-yaram. si biiru bile mooy paludisme makandaw la mën na ga. ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram moo leen doon may bonne santé. makandaw la mën na ga. RFM. ganu xibaar yi. gan gi Moussa Baldé ministre de l'agriculture moom la ñu dénk mbay mi ma nga ca Paris France ca salon de l'agriculture ba fa la seqee waxtaan week Mamadou Amar Ndione ñu teewlu leen. sunu gan professeur Moussa Baldé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay di nuyu di la sant di nuyu sa auditeurs yëpp. yow yaay ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi tey yaa ngi ci Paris ci salon international de l'agriculture fii nii juróom fukk ak juróom-ñaareelu édition bi lan la njëriñu Sénégal teewaayam am fii nii ci France. jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant di ndokkeel vraiment ñi nga xam ne ñoom ñoo organisé pour suñu ministère bi ak union nationale des chambres de commerce salon bi. di gërëm suñu ambassadeur nga xam ne mooy suñu njaati gi Paris parce que mu ngi ñuy gunge fu ñu war a taxaw yëpp taxaw na fa et donc loolu moo tax tey ñu mën a fi taxaw jaay Sénégal parce que loolu moo ñu indi fii jaay Sénégal mooy jaay lu ñuy def Sénégal te Sénégal bi ko Macky Sall jëlee ba léegi dafa neex a jaay surtout ci mbirum mbéy parce que kenn laam-laamewul mbéyum Sénégal fi mu nekkoon ak fi mu nekk léegi ci maanaam mbéyum ceeb mbéyum gerte ak mbéyum lu ñu tuddee horticulture moom la ñuy gën a jaay bitim réew li ñu doon jaay bu dee benn la woon il y a 5 ans léegi ñett la wala ñant donc loolu moo tax dañuy am mbégte ñëw fii di wane Sénégal di ko jaay parce que vraiment neex na jaay donc loolu moo ñu indi fii di gërëm di sant ñëpp. ne ngeen mbay mi moo war a suqali lu ñuy wax émergence maanaam yokkute loolu nan ngeen ko fas yéenee doxalee. liñ ko fas yéenee doxalee mooy comme li ma la wax suñu mbéy maanaam liñ ko sant mooy. Sénégal bay dund loolu def nañ ci jéego yu mag ci mbéyum ceeb bi daal léegi passé nañu million tonnes ci ceeb gëm nañ ni dina mën a dundal Sénégal fii ak at yu néew war nañu ko mën a am te fàttewuñu mbéyum dugub ak leneen loolu yëpp macha allah def nañ ci jéego yu bari mbéyum gerte tamit gis nañ ko fan la tollu tey ak koom-koom bi mu indi ci campagne bi ñu am nii actuellement donc loolu moo tax ñu gëm ni donc pour nga def émergence Sénégal il faut que monde rural bi ñu naat donc loolu moo tax nag politique Macky Sall fàttewul benn yoon béykat fàttewul ñi nekk ci dëkk kaw yi loolu moo tax émergence gëm nañ ni war na mën a am Sénégal. ci weneen wàll mooy jokkalante bi diggante nguur gi ak li ñuy wax secteur privé union nationale chambre de commerce du Sénégal ci la bokk nan ngeen ko fas yéene jëmmalee. waaw dëgg la xam nga ñun normalement. rôle lu ministère de l'agriculture mooy organiser mbéy mi maanaam gars yi béy am production bu mag béy lu bëri mais bu ñu ko defee xam nga léegi jënd ak jaay moo des jënd ak jaay bi du ñun ñoo koy def dañuy ànd ak privé yi chambre de commerce ministère du commerce ak ku mënta nekk rek pour que lu ñu béy Sénégal béykat bi mun ko jaay am njëriñam ñu dem kanam. ñu fàttali ne sunu gan professeur Moussa Baldé jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi ci Sénégal
ñu wax ci campagne yu njënd ak njaayum gerte gi fi mu toll nii nan nga gisee situation bi. njaayum gerte bi de macha allah dañu sawar di ci wax parce que xam ngeen ni campagne bi mu tàmbalee ba léegi motul ñetti weer mu ngi ubbi ci ñetti décembre bi passé li ñu mën a wax mooy xam nga daaw nañu dégg bon impayé defe naa loolu kenn déggu ko ren béykat yi dañ ne musuñu xalaat dinañ toog seen tool wala seen kër mu am ku ne leen jaay ma sa saaku gerte 15000 wala ba 20000 ba 22000 sax nee nañu depuis indépendance bi mooy gulet nga jaay sa kilo gerte jaar ci boutique ba jënd sa kilo ceeb te doo ci yokku dërëm wala sax ñu delloo la nee nañu bii mooy gulet nga jaay sa tonu gerte jënd sa 4 tonnes ñanti tonnes ciment dem tëbëg sa kër te boo xoolee ñu ngi tëbëg seen àll bi yëpp ñu ngi koy tabax donc loolu moo tax béykat bi moom nee na sant na Macky Sall di ko gërëm te dañu ñaanoon sax élection mu am ren kon dinañu xamal ne Macky Sall ren ñoom kontaan nañu bu loolu weesoo dañuy wax waxu jiw ñun ci suñu capital semencier waaw jiw ñun ci suñu fànn dañu notifié woon stock pour que ñu ne opérateurs yi dañu d'abord wax béykat yi naam gerte bi neex na mais bu ñu sañoon ku nekk nga denc sa jiw moo gën a wóor mais bu loolu weesoo ñun suñu wàllu dinañ ko def maanaam 60000. juróom-benn fukki junni tonnes bëgg nañ ñu dencal ñu ko ñu jëndaat ko pour jox ko béykat yi ci subvention loolu ci heure bi mu lay wax nii maanaam am nañu ko maanaam jot nañu am lu ëpp juróomi junni tonnes donc gëm nañ ni problème jiw Sénégal bu ñuy wax ñi koy wax noonu juróom fukki junni. problème waaw juróom benn fukki junni. loolu gëm nañ ni ñiy wax Sénégal wax jiw dañuy wax lu leen neex wala en tout cas dañuy wax lu ñu xamul donc ñun gëm nañu ni problème jiw am na Sénégal. kon chinois yóbbuwuñu jiw mi. non chinois yóbbuñu jiw bi parce que béykat bi moo gën a xam que bu amatul jiw du mun a béy déwén. exportateur bi ci boppam parce que moom chinois bi daf sénégalais lay liggéeyal na ñoom ñooy ànd gëm ne xam na ni moom déwén bu jiw amul mais exportation du am donc loolu moo tax ñëpp lonkaloo def benn pour que jiw moom kenn du ko jaay loolu gëm nañu ne am na te incha allah ñun ñu ngi def suñu plan pour que mois d'avril ñu commencé joxaat jiw ak engrais parce que man bëgg naa mois de mai lu ñu mën a jox ci intrant fekkee joxe nañ ko ñu xaar taw. huiliers yi dañu am ay jafe-jafe ngir am gerte gu doy ndax prix bi njëg gi li mu amee doole te ñoom yoruñu koppar ñu ko kiiwee loolu tamit jafe-jafe la ci campagne bi. xam nga li amoon at yi weesu maanaam nguur gi dafa doon jàppal huiliers yi mais bu ñu fàtte ne huilier entreprise privée la quand même entreprise privée boo demee ci dëkk da ngay jaar ci sartu dëkk yi ñu bàyyi la nga liggéey bu dee tee compétitif nga mun a am li ngay def nga def say bilan di continuer di fay état sa taxe mais bu dee état ba mooy jël milliard am di la jox boobu problème am na ren loolu man dama ko dàq te buñ ko dàqee dañu gis ne ji finalement mënuñu jënd gerte bi prix bi nga xam ne am na keneen ku ko mën a jënd te man waxoon naa leen ko ci njëlbeel mënuma comprendre chinois bi mu jógee Chine jël avion ñëw ba Sénégal dem jënd delluwaat ko Chine am bénéfice yow nga nekk Sénégal ci wetu tool bi nga ne doo am bénéfice man loolu man du ma économiste mais waxoon naa leen lu expliquer ah am nañu ay explication de mais loolu man jaaxal na ma ba tey donc gëm naa ni problème de compétitivité am na foofu loolu moo tax nag comme loolu ñun dàq nañ ko loolu moo tax ñoom ren affaire bi dafa metti ci ñoom parce que fanweer lañ doon jënd kilo gerte dërëm bu ci doon tegu nguur bi moo ko doon yokk mu dëkk ñu 12 milliards at bi passé ren nag ñun ñu ne loolu vraiment privé daal na góorgóorlu def comme n'importe quel privé dem wutal boppam. bu lu mu am moo xool est-ce que entreprise bi mu am est-ce que c'est viable ou pas. parce que ak am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi leen di dàq ci entreprise yi loolu tamit problème la ci nguur. non man loolu waxuma du problème mais li ma wax aussi mooy sinon ay gerte bi ñu jël yeneen sénégalais ñoo ci liggéey aussi dañu samp ay points de collecte Sénégal yëpp jigéen yi di ci xolli gerte di ñu leen di fay transporteurs yi di transporter loolu xaymaa naa ko mu nekk mais fukki milliards bu ñu dugal Sénégal te boo xoolee chinois yi dugal nañu ci mbirum koom-koom ministre de finance yéegu ci dara téeméeri milliards ci monde rural loolu en tout cas béykat yi gis nañ ci seen bokk te ñun tamit
gëm nañ loolu daal aussi bokkoon na ci suñu yitte mooy ku béy nga gis sa bopp. donc maintenant huiliers yi ñu ngi leen di ñaan ñu góorgóorlu bu dee état bi aussi am na yeneen fànn yoo xam ne ministère de l'économie bu gisee entreprise bu am jafe-jafe mais am na ay charte yu ñu teg pour que ñu jàppale ko defe naa du ministre de l'agriculture moo war a gérer loolu mbirum comme ak mbirum finance la te gëm naa Sénégal en tout cas du ñu bàyyi seen entreprise ñu suux am nañu ay maanaam ay charte pour dimbale leen te loolu Sonacos en tout cas jàpp nañ ne ñoom ñu ngi góorgóorlu léegi ñoom rek ñoo def ci campagne bi ñaari weer yu njëkk yi maanaam fukki junni tonnes la ñu am mais léegi ci benn weer am nañu beneen fukki junni tonnes defe naa fii ba fin mars fin avril parce que campagne bi fii ba mai la war nañu mën a xëy na am ba fanweeri junni tonnes pour ñu mën a dundal seen usine te loolu gëm nañ dinañ ko am. mesure de suspension yi monsieur le ministre fan ngeen ci toll ndax kañ ngeen ko arrêté. exportation waaw ma fàttalikul ne daaw 25 mai dama arrêté exportation gerte Sénégal ma tijjiwaat ko 1er août boobu ñun dañu semé suñu tool yëpp mu jeex parce que ñun li ñuy bañ mooy xam nga boo dencee sa gerte amoo xaalis bu dee même jiw la mu am ku koy jënd ay 300 francs te nga mën ko jaay loolu moo tax dañ ko arrêté chaque année dañ koy arrêté xam nga lu tax ma arrêté ko ren 31 janvier parce que exportateurs yi lu ñu yóbbu gerte daaw le 30 avril déjà te ren le 31 janvier yóbbu nañu lu ëpp loolu moo tax ñu ne leen léegi encore dañuy arrêté comme ni ñu ko defoon daaw dañ koy arrêté ba ñu pare jiw ñu xool bu dee gerte des na ba tey ñu tijjiwaat ngeen continuer jamono ñooy donc loolu vraiment du lu guleet ñii ni wax fii wax fee loolu li ñu mus a def la te xam nañu kañ lañ ko war a def du problème mois mais ñun dañuy xool ñoom li ñu yóbbu bu ñu gisee ne mët na ñu arrêté. sunu gan monsieur le ministre professeur Moussa Baldé ministre bi ñu dénk ko wàllu mbay mi ñu jeexalee ci sa biir département bi nga xam ne yow yaa ko jiite am na ci ay agent yoo xam ne génn nañu ñaxtu ayubés bi passé wax ne daal kontaanuñu ndax seen nekkin ci ministère bi seen salaire yi baaxul seen jafe-jafe ci wàllu liggéey bi dafa xaw a takarnaase foofu lan moo ci saafara bi jëwriñ bi war a indi yow professeur Moussa Baldé. waaw loolu d'abord dama bëgg ñu déggoo ci kaddu xam nga man bi ñu ma nommé ministre de l'agriculture matul at léegi mot mais matul at man wàññiwu ma benn salaire donc ça veut dire que le fait que salaire yi ñu baax loolu du man parce que man wàññiwu ma salaire bi ma ñëwee ba léegi te am na ñoo xam ne ñu ngi foofu xëy na léegi ñu dem retraite ñëw nañu gis ma syndicat la syndicat rôle mooy xeex man syndicaliste la université ñëpp xam nañu ma syndicaliste la syndicat rôle mooy ñëw nga xeex pour améliorer les conditions yi bu ñu waxee problème oto dama jox ndigal DAGE ak DC ñu xool suñu oto yi nekk ci centre bi yëpp ci suñu bureau yi maanaam ci direction centrale bi ci suñu cabinet oto bu fa amul njëriñ nañ ko yóbbu ci àll ba loolu def nañ ko ba pare jënd nañu moto yu bees yoo xam ne statisticien ñoo koy utiliser ñu ne comme statisticien jeex na nañ seen liggéey xayma nañu lan la ñu am ci gerte léegi nañ ko delloo gars yi ñoom tamit ñu liggéey ci li ci des mbirum salaire wax naa ne loolu du man de parce que ñoom c'est des fonctionnaires fonction publique salaire am moom la ñu topp di leen jox mais li ma leen wax man gëm naa li ñu wax parce que bu ñu waxee ne agriculture moo war a tirer suñu croissance ñi fay liggéey te ñu nekk ingénieur agronome man d'accord naa ñu jox leen seen cër te wax naa leen loolu moom dinaa ko xeex ba ñu xam ne peut-être mathématicien bi ma doon mooy tax sax seen problème boobu avancé. fan nga ci toll. loolu wax naa ci ak nga xam ne kilifa réew nga xam ne moom mooy joxe ndigal ñun ñu def jox na ma ni en tout cas d'accord naa ma seet loolu man ak ministre de finance ñu xool nan lañ koy améliorer defe naa loolu mosuñu ko am parce que moom bu ko waxee ñun dinañ trouver moom bu ñu waxee ne dem leen seet dinañu trouver donc loolu moo tax man comprendre ma léegi lu tax ñuy grève di dem fii alors que am na début de solution ma leen di ñaan li ma leen ñaanoon bu ñu ñëwee sama bureau nañu xam ne problème boobu du problème ministère de l'agriculture kese parce que salaire c'est la fonction publique la preuve c'est que ñoom bu ñuy négocier ministère de la fonction publique la ñuy dem ak ministère des finances parce que loo fi négocier bu dee finance d'accordul mais doo dem fenn donc ñu xam ne man maa ngi ci en tout cas dinaa ci liggéey def ci sama kéemtalaay kaptan ñu grève tey wala suba taxul nag ma accélérer
au contraire même parce que man damay gëm ne am na leneen lu ci rax lu dul revendication yow ñëw nga sama bureau ma wax ne sama gis-gis ma dem ci kilifa ba mu ne ma man de vraiment affaire salaire yi bon mënuñu yokk salaire nii parce que président moo ko waxoon na wax na ko ñëpp dégg affaire yokk salaire moom gën nañ ci mais vraiment agriculture yéen ci seen biir xool leen fan ngay mën a def économie parce que li mu wax mooy xam nga ren ñun ci mbirum intrant dañu def économie presque 20 milliards ak lu tegu mais bu ñu mënee def économie yooyu war nañu mën a xool benn poche boo xam ne war nañ ko mën a utiliser pour améliorer condition vie suñu liggéeykat yi donc comme am naa ndigal boobu nag man dama ciy liggéey man de nag doomu kenn du ma xokkati kenn du ma chantage donc loolu la ñu war a xam ma leen di ñaan ñu dalal seen xel maa ngi ciy liggéey te saa bu ma paree dinaa leen ko jëbal ñu xool nan lañ koy rek. jërëjëf professeur Moussa Baldé. jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant.